Alioune Ndoye ni Bougane woote def campagne Bougane tontu na ko ba mu saf ni ko dangaa tiit rek ci sa ëllëg ndax xam nga ni Ndakaaru moom mënoo koo gañee législative yi la ñuy des ba léegi Pape Diop moom la mu xalaat mooy bi la yoon bu ñuy taxawale assemblée nationale war na xalaat ci am télé ak rajo ngir kat sénégalais yi gën a mën a comprendre li am foofee ci assemblée nationale loolu itam des na ko jàngat ci xibaar yi laataa ñu ñëw ci xibaari sport di ci ànd ak Baye Mante Mbuup yéen kay Mantoulaye ci bundoy from fàcce gi Mambay Ndiaye. Voici Trafic News. Aba Diatta. Oui, Yacine. Aba foo tollu. Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous avons progressé au niveau du rond-point de Cambérène. Ça se complique à ce niveau. fu waay mën a jóge rek jafe la ñu bàyyi ko du côté de Pikine Technopole dañuy patienté ñu wàcc ci péage bi ñu bàyyi ko case bi maris ñoom ñëpp di transiter par là jaar nañ tout à l'heure du côté de Buntu Pikine au niveau de l'intersection faudra patienter yéen ñi bàyyi ko aussi Pikine Xurnaar ñi bàyyi ko Guédiawaye transiter par les deux voies du Technopole aussi benn excès boobu la échangeur di ngeen xaw a taaxirlu su ko defee chaque ngeen jaaree fa hôtel échangeur bu Seras hôtel Yoro Yarax bi wala bokk ngeen jël péage bi pas trop de souci bu ngeen ko dépassé seulement ñu wàcc ci péage bi jëm Cambérène ñoom ay jafe-jafe sinon ngeen progressé hôtel yi Padois Yacine Seck. C'était Trafic News. aywa merci beaucoup Aba Diatta tout à l'heure ñu jàll si xibaari commentaire gi ak Birahim ak Hadj Mansour. jaajëf ñu koy door nag comme ni nga ko waxee Birahim Diadji Touré le député du peuple Birahim le député du peuple ma El Hadj Mansour le diplomate maison mu ngoog Birahim Diadji Touré El Hadj na gars yi dañ la namoon. parce que message yaa ngi wadd sànq ba léegi. waaw gars yi nag ñu ngi lay ziar bu baax. maa leen gën a ndam. di partager ñaan gi. waaw si fàttewuma kenn. na ñëpp xam ni d'ailleurs vidéo yi ndaw yi ñu fa def yëpp saa su ne Sénégal la ñuy ñaanal. alhamdulilah yal na yàlla nangu. loolu am na solo ñu koy door rax nag jàmbat yi nga xam ne moo fi nekk ba léegi nag fii ci réewum Sénégal El Hadj ndax yi ngi fi bàyyi woon bu yokkuwul sax yaakaar naa ne mi ngi fi ndax am na sa seen o kër googu këru ndox googu ma la koy fàttali am na si ñaari syndicat yu nga xam ne nii dañu sóobu ci ab grève si juróomi syndicat yu nga xam ne ñoo fa nekk ñoom nag ñaari syndicat yi nee na ñoom ñoo gën a am doole foofu grève bi doon nañu ko démb ak tey jii nee nañu nag la ñuy jàmbat bokk na ca anam nga ñuy liggéeyee ñu xoolaat ko seen digganteex direction bi ñu xoolaat ko ñu yokk seen i salaire loolu si jàmbati la bokk Omar Ba yor seen kàddu ñu teewlu ko. li ko wund mooy liggéeykat yi dañoo gisul seen bopp ci seen oo ni muy doxee ba tax na li ñu doon ñaxtu ngir ñu saafaraal leen ko maanaam yokk seen payoor teg ci tamit jàppandal ci anam yi ñuy liggéey loolu boobu ba léegi saafara amu ci ginnaaw saafara amu ci ñu fas yéene sumb ñaari fani grève bi nga xamante ne altine bii lay door mën na dem ba talaata teg ci tamit saafara amu ci tamit ñu continuer waat xeex bi rek ba nga xam ne nañu mën a déglu ba faj ñuy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund fii ci biir seen ci ñeneen ñu doon ñaxtu it ñu boole rek waxtaanee ko moo di liggéeykat yi UCG yi nga xam ne ñoo dem jàppale ña daan liggéey si ndem si yàlla agent ndem si yàlla ama Sénégal SIAS ak SOTRAC ndax ñooñu dañoo sóobu ci ab xiifal su ma juumul ñoo ngi ci juróomeelu fan bi wala ñeenteelu fan bi xiifal gi nag nee nañu amul app ña ngi sa terminus bu Liberté 5 démb ñooy liggéeyee ca UCG ñoo fa demoon doo leen massaw ndax ñooñee la ñuy sàkku moo di ñu fay leen seen koppar gannaaw ba ñu rek tase ñetti société yooyu nga xam ne si lañ doon liggéey ñu ànd seen Ndeye Khady Thiam Tall. Solidarité ouvrière moo yëngal tey jii liggéeykatu UCG yi ba ñu dem nag daal di rek ànd ak seen ñoñ yër doon liggéeyee ca ama Sénégal SIAS ak SOTRAC nga xam ni jamono ji ñi ngi ci ab xiifal foofee ca jàkka bu terminus bu Liberté 5 ca boobee rassemblement sax nag nga xamante ni ñoom travailleurs yu UCG yi ñoo ko daal di organiser ñaar ci way xiifal yi daal dinañu loof ba ñu évacuer leen ci hôpital muy mbir moo xamante ni nag waa UCG yi ñëwoon daal dinañu ko ñaawlu ñuy xamle sax nag nit ñu ëpp ci ñoom waa UCG yooyu le ña nga doon liggéey ca SIAS ak ca ama Sénégal ci fàttali liggéeykat yo woon ca ama Sénégal SIAS ak SOTRAC ñi ngi sàkku ci état bu Sénégal mu fay leen fukk ak ñetti milliards yu toftal ñaari téeméeri millions ci suñuy koppar tey sàkku tam ci njiitu réew mi mu daal di nag respecté kàddu yi nga xam ne jëbaloon na ko ci daal di régler bile problème ba faw niki février 2019 ca Guédiawaye ca campagne électorale ba ci lu jëm ci koppar yooyu nag ñoom grévistes yi ñi ngi xamle ni benn milliard beeg genn wàll 1350 agents wu SIAS ñoo ko moom ñaari milliards ak 700 millions ya 1777 agents yu ama Sénégal ñoo ko moom waaye itam juróom-ñeenti milliards yi nag 2250 agents yu SOTRAC ñoo ko yelloo.
ñoo ko déggandoo waa Ama ex Ama Sias ak Sotrac ba léegi ñu ngi wéy di laaj seen xaalis bi la yoon sax si ab xiifal la ñu sóobu. xanaa dama foog ni cette fois-ci kenn du dem defi intervention. parce que jëkk ñu ko woon defoon nañu ko ay kilifa yu nekk société civile ay kilifa yu nekk ci wàllu politique dem defi intervention ñaan leen en tant que kilifa ak ay mag parce que bul fàtte ni liggéey ko du siyaas yi Sotrac yi bëgg na si ñoom sax ñu faatu am na si ñoo xam ne ay màgget la ñu léegi ak Ama Sénégal sax ñoo ci tane xëy ñoo gën a nekk ndaw parce que mooy société bi ñu mujjee sàkkal pexe alors bi yoon dem defi fa intervention wala dem ñaan leen dina xaw a jafe mais nguur gi aussi na assumer responsabilité am bu kenn si combé ci xiifal gi parce que ay mag yu am détermination lañ dund ak dee la ñu yemale léegi bu ci kenn faatoo ci seen grève de la faim bi ñoom nañu assumer seen responsabilité ni ñoom ñoo leen rey nguur gi dañu fekk société yi taxawuluñu société yooyu donte woon ni nguur continuité la moo leen may doole bu ñu mën a daaneele yooyu société mais boo ko daaneelee ki fa nekkoon di liggéey am na ay droit yu mu am ñenn ñi non seulement da nga ko daaneel mais da nga fa fekk yeneen matériel taxawal beneen société jël jumtukaay yooyu utiliser ko Sotrac seen ay liggéeykat li ñu amoon ci ay biens waxuma la suuf waxuma la tey terrain bi ñu tabax siège bu APR espace boobu bokk ci Dakar Dem Dikk mais tey boo ko doon jaay mën nga ci génn ay milliards yoo xam daanaka mën na fay genn wàllu 13 milliards yi ñi di demandé mais loolu leerul ci Sénégalais nguur gi fi ne dañoo amul yéene lijjanti problème mu Ama Sénégal si Sotrac bu ñu amul yéene ji def nañu ko dañu assumer seen ay responsabilité nag li ñu leen teg xam nañu ko li ñuy souffrir xam nañu ko dañu leen a faalewul dañu leen a kippewul mais cette fois-ci nag ñi fa doon dem di def médiation te bokk ci nguur gi xanaa daañu am kersay dem fa parce que seen kàddu dañaat na te gis nañu situation bi wane na ni ñi nekk ci exécutif bi ñi nekk ci nguur gi faalewuñu population bi ñu jiite. moo tax ñii di xiifal seen bopp bu yeboo ñu dee fa ñu tëdd faalewuñu leen mais Sénégalais yaa ngi leen di seetaan du ñu seetaan benn yoon nga sacrifier bérébu liggéeyukaayu jàmbur muy xiifal boppam ba dee te kenn du intervenir. ñu ngi xaar. Sen'Eau ak seen grève bi nag fu mu nekk nii ñu nga ca def. Sen'Eau loolu moom bettul kenn te ñi liggéey ci Sen'Eau ñu fay liggéey ñoo gën a xam lii may wax parce que am na ci ñoom ñu fa nekkoon te nekkatuñu fa. mos ngaa dégg cité Sen'Eau mos ngaa dégg cité SDE cité SONES moom dégg nañu ko parce que mooy wane différence bi ci wàllu traitement social ci ña fay liggéey cité SONES dégg nga ko déggoo cité Sen'Eau déggoo cité SDE c'est-à-dire que ci première privatisation ba la jëkkoon a am problème mais bii nag moom maa tay la ñu bii moom maa tay la Sen'Eau laajal technicien yi liggéey ci biir Sen'Eau même traitement bi ñu war a traité ndox mi nga xam moom ngay jot sax jaaduwul traitement bi dafa des ndox mi ñi naan baaxul ndox mi ñi naan doyul ndox mi ñi naan doyul waa bayax ñu ngi bëgg a dee ndax seen nappe phréatique bi Sen'Eau xëcc na ko ba baykatu dër yi amatuñu léegi siyaan yu ñu mën a arrosé yooyu di ay conséquences ba noppi ki nga jox ndox mi waxul dëgg Sénégal laa gis Sen'Eau bi mu ñëwee ak léegi bépp boroom kër bu mu mën doon ñu ngi dégg seen facture ndox moo gën a cher léegi seen facture courant mais loolu kan moo ko mës a dund ak kan moo ko mës a gis Sénégal dong nga gis facture courant facture ndox gën koo cher bi Sen'Eau jëlee ndox mi ak léegi ñu def monter la benn compteur nga dem réclamer ni leen compteur bi ngeen ma monter ni muy dawee jaaduwul ñoom ñu nangu reconnaître ni compteur bi dafa am problème daal di ñëw changer ko mais ñaata Sénégalais ñoo xam loolu ñaata Sénégalais ñoo xam ne am nañu droit réclamer dem Sen'Eau pour ñu changer leen compteur parce que xam nañu ni compteur bi ñu leen defal baaxul Sénégalais yi ko xam bariwul ñu nekk fi di arnaque nit ñi di dagg seeni ay ndox arnaque dëggantaan parce que arnaque mooy nga monter nit ki facture bu baaxul muy fay ci ndox lu ëpp li muy fay ci courant nga fekkoon facture ndoxam ci 5000 yóbbu ko ci 50 000 te mayoo ko benn opportunité bu mu ko jooyee te saa bu la neexee coupé ko maa bëggoon ngeen delloo si waat date bi ku jigéen ki jiite Sen'Eau ba muy signé protocole bi ak Serigne Mbaye Thiam kër ba mu waxee laale ni kii wóoluwuma ko dësoom ab dësu la sol xuma lu mu sol dafa ñëw jéem a sénégalaise lu daa ni kii elle joue duñu am satisfaction mais gouvernement bi léegi na jël ay responsabilités am Serigne Mbaye Thiam moo ko signé woon après ndox mi am na ci loxo Mansour Faye xaw ma fan la mujj tey mais parce que changement ministère da ngay dem ba da ngay réer ci diggante ministres yi mais président Macky Sall
na xam ne Sénégal yi ñu ngi bëgg a dee ci wàllu ndox mi te kenn tegu leen ko dul waa Sen'Eau cette fois-ci nag liggéeykatu Sen'Eau ci seen bopp te kay wala liggéeykat yi souffrir biir Sen'Eau mooy ñu nanguwul coopérer pour ñu dagg boppu Sénégalais yi képp ku nangoo coopérer ci ñi dagg boppu Sénégalais yi say avantage fa mu nekkoon day yokk ba doo tala grève moo tax ne Sénégalais yëpp jàppale liggéeykatu Sen'Eau yi nga xam ne dañuy xiiral ak xandal tey parce que intérêt Sénégalais moo tax ñuy kaas moo tax ñu ëgsi fii tey bu dul intérêt Sénégalais du ñu ëgsi parce que ñi nangu di jot ma xuus ñu ngi ni xuum ci biir Sen'Eau te ñoom xam nañu baax la ñuy wax. ça se voit que ne El Hadj ñëw na le député du peuple le diplomate maison ñii nag waa SIAS ama Sénégal ak ñooñu ñëpp ñu ngi ko fi doon waxtaanee tey si ab xiifal la ñu sóobu moonte de président Macky Sall moo leen waxoon ne bu ma yéegaatee maanaam bu ñu ma joxaatee mandat dinaa ko saafara te ba fii France daal di xëddeen. gouvernant da nga war a wax dëgg ñi nga xam ni ñoom ñooy say partenaires sociaux gis nga passif social bi nga xam ni moom moo fi nekk. fan yee passé ñu ngi wax ni fay nañu waa Air Sénégal International wala waa Air Afrique jox nañ leen lu tolloo 4 milliards ci xawma ñaata luñ leen deseloon gis nga réew boo ko bëggee jiite bëgg sax ci biir xolu nit ñi sur le plan social mag ñi dafa am traitement boo xam ni dañ leen ko war a delloo te su ma nee mag ñi mooy ñan mais dama am ay mbokk ci Sotrac yu nekkoon Sotrac jamonoy Sotrac ñu nekkoon ci jafe-jafe ñaata yoon nga dégg ci pendant combien d'années da ngay grève de la faim ci seen siège bi nekkoon ci Liberté 5 ñaata yoon nga ko dégg teewul ba léegi seen situation décanté wul à 100% nga ñëw teg ci ay agence dissoute wala ñoo xam ne dañoo amoon ay jafe-jafe ba état moom moo jël responsabilité tëj yooyu les agences mais nit ki boo ko amelee bor fay ko nit ki doo ko ameel bor fayoo ko ba pare bu ñëwee xiifal nga ñëw di ko masawu boo xamee ni saxul ci sa biir xol xam nga lan mooy masawu bi gën a gaaw bi gën a baax également je te dois 13 milliards de francs CFA moi état du Sénégal à des ex-travailleurs ci ay sociétés yoo xam ni man maa leen tëj man maa leen tas mais boobu jamono 13 milliards yooyu xam nga ni chaque année boo ci dugaloon benn 2 milliards sax léegi jeex na kon mais defuñu ko pendant ce temps yow yaa ngi construire ay infrastructure néew ma infrastructure baaxul mais yaa ngi construire loo xamee ni peut-être du loolu la du nekkul urgence ci Sénégalais yi ñu ne la tabax nañu stade c'est très bien d'avoir un stade boo rombee buntu Diamniadio romb stade Maître Abdoulaye Wade tu es fier parce que c'est très joli yaa ngi tabax leneen ak leneen dañ la naan ni am na ci yoo xamee ni dañu ko may mais am na yoo xamee ni terrain ba ñu lañ ñu may tamit da ngaa jël terrain bi jaay ko am nga ci benn bénéfice am nga ci marge boo xam ni dugg na ci sa gafa tey passif social boobu j'ai vu hier le directeur du budget ci ministère de l'économie wala ministère des finances di def bilan wu Macky Sall la mu jot a def bi mu faloo ba léegi lu mu jot a dugal ci yenn yu bari lu mu ci jot a réaliser mais na boole ci actif yooyu na ci boole passif yi maanaam la ma ameel tamit buñ ko ci boole woon di ci xayma te dañ ci nu ngay jëlee 2 pages bind ko ci li mu def lu baax ci wàllu social ci wàllu actif yooyu di nga jëlaat 2 pages bindaat ko ci loo xamee ni ba léegi des na mais ñii nañ leen jàppale parce que quand même ce sont des pères de famille Mansour le disait tout à l'heure certains dee nañu yàgg nañ tey seeni njaboot xamul lu ñu doon xaar wala lu ñuy yaakaar parce que nit dina génn àdduna sax teewul jëfam di mën a continuer ba ci biir njabootam loolu mooy lan ñu am xaalis boo xam ne war nañ leen ko fay am na ci ñoo xam ne seen kër tayale nañ ko depuis longtemps hypothèque ba ngay dégg hypothèque nañu seen kër depuis longtemps ñenn ñi hypothèque nañu seen dund depuis fort longtemps ndax ku nekk dañuy ñëw ne la état nee na dans 2 mois mu fay ñu nga dem dundee yaakaar dem lepp fii lepp fële yenn ñi doon topp di ay créanciers ñëw ne la yow yaa ñu amel ngeen leen dans 2 mois nga ciy yaakaar di ci yaakaar gis nga tas yaakaar ci boppam moo baaxul. ma ngoog ñu waxtaanee leneen lu soxal bi la jotaay xibaar mu di ndorteelu plateforme Sénégal sunu yitte démb ci altine ji la ñu ko lancé ab mouvement la bu nga xam ne nii dafa bëgg rek moom it def kéem kàttanam ngir élection législative yi ñu dëgmal ba su vote ba lépp daal di mujj si ak jàmm ndax nee nañu fii ñu toll ñoom seen plateforme bi daañu ci def ay jéego Pape Sow mooy coordonnateur ba ñu teew lay kàddoom. Sénégalais bu nekk si ñun ni mu bëggee jàmm tax na li ñuy njëkk a def mooy ñaawlu violence bi nga xam ne moom la ñu seetlu ci campagne bi
lu jiitu campagne bi ak bi campagne bi dooree ak léegi violence bii nag ñu sañ koo ñaawlu amul benn explication bu ñu fi mën a joxe bu koy daganal bu ñu fàtte ne sénégalais yi nag ñooy fal ñooy folli baatu sénégalais yi doy na ci tàggale ñépp ñi nga xam ñi ngi daagan baatu askan bi du violence mooy tax a falu du violence mooy tax a folli loolu moo waral sos bi ñuy sos Sénégal suñu yitte Sénégal suñu yitte day lëkkale ñépp ngir waxtaanee suñu réew ci tënk ko ci suñu ay valeur ñu waxtaanee ko njiital gëm sa bopp tontu na Alioune Ndoye tête de liste bu Dakar bu Benno Bokk Yaakaar ma doon wax ne kon Bougane Gueye Dany yoonam nekku ci campagne bi démb nag Bougane la mu ko xamle moo di bu la neexee nag nga laaj boobu lépp question ndax nag dafa am lu la jaaxal waaye bi boo nga xam ne kon fii ci diwaanu Dakar naa def seen kéem kattan ba ngeen lajj fi ci élection yi ñu génne Bougane Gueye Dany yi ñu dëgmal Bougane Gueye Dany ay kàddoom ñu teewlu ko. da nga koy jéggi duma baayam man Macky Sall laa bëgg duma le 31 juillet incha allah waaye nag Alioune Ndoye sañ naa wax borom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm moom xam na ne ñàkk na xam na ne Ndakaaru moom Alioune Ndoye du ko gañe moom Macky Sall ñi mu dem ronk ji cadavre politique yi mu jël recycler leen waa Ndakaaru danañ ko wan ne ko transhumance jeex na ci Sénégal kenn ku nekk jàppe na transhumance yëfi jaam et danañ ko wan ne ko nañu ko defoon ci Idrissa Seck ca Thiès danañ ko wanaat fii wan nañ ko ca Parcelles danañ ko wanaat fii ci département bu Ndakaaru ñi mu fi jël ñëpp duñ ko jëriñ dara parce que au soir du 31 incha allah l'opposition aura une victoire absolue. ay kàddu la yu mu yëkkati ci ab caravane ba mu doon amal niki démb sa Dakar Plateau marché Sandaga foofee askan wi fëse nañu seen ak jàmbat moom la mu leen xamal moo di saafara gi lenn rek la fexe ba waa Benno Bokk Yaakaar du ñu am majorité sa assemblée nationale te troisième mandat ñu bañ ko fay amal loolu rek moom mooy saafara si ñu ànd Cheikh Alassane Balde ñu dikkaat waxtaanee ko. caravane lank ñetteelu mandat du fi amee bu coalition gëm sa bopp niki démb demoon na seeti commerçant ya fekk baax ca marché Sandaga ak askan ba yeewu ca commune bu Dakar Plateau Bougane Gueye Dany nag moom daal di déglu jàmbatu ñenn ci ay commerçant rawatina ñi nga xam ni dañoo lor woon ci lakk-lakk ba amoon ci parc Lambaye ak salle de vente. ak bu toll nii 500 et quelques personnes nekk fi nga toog 5 mois den setaan liggéeyuñu loolu. jafe-jafe gu ni mel nag mu doon lu mu naqarlu lool. ñu ci bari ñu xañ leen liggéey ñu ci bari ñu xañ leen la ñu doon dundale seen njaboot nga jaar ale Papa Gueye Fall liggéeyu BRT am na njariñ certes waaye ña fa doon liggéey waroon nañ leen xalaat nga dem Parc Lambaye avenue Lamine Gueye ay junni nit doon fa liggéey yor fa seen njaboot lakk ga fa jaaroon tax na tey jii fàtte nañu leen waaye ana waa Sandaga téeméeri cantine ak juróomi téeméeri cantine ak fukk ak benn lañ fa déplacé 20 000 familles wala lu ko ëpp daanaka doon ci dund 20 000 nit doon ci dund tey jii ñoom ñi doon faj soxla tey dañuy tàllal loxo. tax muy sàkku nag ci njiitu réew mu am yërmande ci ay ndawam. mais Macky Sall moom la ñu fal moom moo war a faj soxlay sénégalais yi ñu koy ñaan lillahi wa rasulihi Macky Sall yërëmal ñun ñi ñu dajal yërëmal ñi ñu waxtaanal ngir seenug nekkin ngir seen njaboot bañ a jaaxle ci loolu nag damay wax ne bu la nit yëgul yaay yëg sa bopp màggatum lëndëm ku ko dajul day daj boppam. mu ngoog màggatum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam voilà El Hadj gis nañu tontu kii di Bougane Gueye Dany jëmale ko ci Alioune Ndoye lépp jëm ci campagne bi nga xam ne moo fi am ci législative yi déjà campagne bi ba njàngat nga ciy def. non campagne bi moom taxul ma topp ko topp bu am solo nag sérieusement parce que doon naa ci déglu yenn rek ci ay sorties yoo xam ne toujours daf lay gën a wan niveau bu suufee gu tegu ci texit gi politique gu Sénégal di dund texit texit mooy man dong maa fi nekk sama xalaat dong moo baax man dong maa crédible man dong man maa tekki et loolu mooy ñàkk fayda ci biir population bu am lu mat 17 millions personnes te yow Sénégal googu jox la sañ-sañ ki jiite nga ne ko doxaloo président Macky Sall mi jiite ñu fal ko légalement nga am sañ-sañu ni ko doxaloo et yow kenn du la wax doxaloo kenn du la joxoñ yow yaay kan da nga nekk sénégalais
nga am liberté wax sa xalaat kenn du am liberté wax xalaatam du benn yoon boo soxla débat boo xam ni débat d'idée la échanger toujours li nga wax rek moo nekk keneen ku wax ku nekk ay wayaa lay wax loolu du dëgg loolu kenn moomu ko ci Sénégal duñ ko nangul kenn waaye président lañu naan doxalul mënoo waaye duñ ko wax keneen yow fi nga xool donc foofu la ñëpp nga xool di wërut a campagne di wërut a def politique di politique am baaxul mais loolu musta am ci histoire politique gu Sénégal gis nga ñi ne ci géewu politique bi tey bu ci génnee ay quelques personnes bu ci génne ku mel ni Macky Sall génne ci ku mel ni ñoom Pape Diop génne ci ku mel ni ñoom Abdoul Mbaye génne ci bon ñooñu laay lim ñi si des maguñu ñu kuñ ci magul ñun magooñu. même génération bi la. ñun ñoo bokk génération baa ñu mag leen ñu bari ci ñoom sax ñun ñoo leen mag. c'est-à-dire que bi ñuy commencé politique ci suñu kanam la bi ñuy jàng politique fekk na ñun ñu ngi pratiquer métier bi ñuy pratiquer li ñu xamoon ñun ci politique di couvrir ay ñoom Mbaye Niang ay ñoom ndam si yàlla sa Amadan Soko di couvrir ay ñoom Landing Savané président Abdoulaye Wade mais kenn ku ne da nga doon xëcc jëmale fi nga jëmee bokkuñu ay idéologie bokkuñu ay xalaat mais daawuñu woon saagante daawuñu woon xeebante daawuñu woon xeexoo daawuñu woon xéewoo daawuñu woon ŋaayoo ñu ngi fàttaliku gouvernement d'union nationale ba Abdou Diouf bi mu dugale woon Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ah mais da ci dugalaale woon ñoom Amath Dansokho ak professeur Abdoulaye Bathily kenn ku nekk idéem kenn ku nekk ni mu ñëwee et pourtant taxuloon mu ñaaw mais loolu la ñu xam mais man dong maa fi nekk loolu Sénégalais ñoo ko dul may kenn kenn laa la wax ni man dong maa fi nekk amu fi ku bëgg a campagne di nga campagne ni mu la neexee xanaa Sénégalais bi lambda Birahim Touré nekk société civile am na droit dem sa ak benn slogan Pape Sow bi nga jàll la sànq lan la mouvement bi mu jiite nu mu tudd kan la jiite ci lan la woote mais taxaw na benn plateforme ngir jàmmi réew mi nee na mais sañ na ko kan moo ko ñi may xañ pourtant presse baa nga foon di ko couvrir noonu la kenn ku nekk amee sañ-sañu Pape Djibril Fall amul sañ-sañu dugg ci politique Ahmed Aïdara tey mooy maire Guédiawaye pêcheurs yi ñëwuñu woon pour am seen liste ci élection législative yi gis nga maa fi gën waxi dof la sama maam bi jur sama yaay dafa daan wax naan saa boo yëkkatee sa baaraam bii ni faalewu ma kenn yëkkatil bi ci des ni kenn faalewu ma fii maa fi gën waxi dof la doxalal ak sa xalaat tey campagne te modéré te tegginal sa ay kàddu bàyyi nit ñi campagne kenn du taal Sénégal. voilà est-ce que Alioune Ndoye sa kàddu yu yëkkati amoon na place am si. dafa am place. bon mooy li ma wax sànq dañuy politique kàddu yu politique la mais man pour man Mame Mbaye actuellement politiciens yëpp ñi nekk ci coalition au pouvoir coalition opposition xam nga lan moo war a doon seen jeexitalu campagne parce qu'on est quand même tey la mardi ajuma. ci 0 heure la campagne bi di jeex mais Mame Mbaye am na loo xamee ni bu ñu ko seetaanee wala bu ñu moytuwul xam nga lan mooy doon victoire u 31 juillet taux d'abstention xamul tax ñu bari jëleeguñu seeni carte électeur am na ñu bari ñoo xam ne ba fii xamuñu fan la ñuy war a voter ñoom na doon seen campagne actuellement gis nga muy Bougane Gueye Dany muy Ousmane Sonko c'est vrai qu'ils vont dans plusieurs localités du Sénégal muy Alioune Ndoye mii ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir campagne bi li leen dese fii ci campagne c'est pas pour wax ak nit ñi ne leen votel leen ma parce que dinaa indi tel changement wala tel changement ndax am na yoo xam ne bu ñu ko waxee ñoom seen bopp gëmuñu ko xam nga lañ la war def fi ñu toll nii nañu gën a soññ nit ñi ñaax nit ñi ci dem jëli seen i carte électeur mais surtout nañu xam nan la ñu war a voter. y a des informations yu nit ñi intox laa koy wooye sax di ko jàllale ci réseaux sociaux yi naan préfet yi wala sous-préfet yi dañuy préparer pour fraude électorale le 31 juillet. Attention nous sommes dans un pays boo xam ne fraude électorale mënatu fee am depuis fort longtemps xamul tax Mame Mbaye day nekk sur le terrain dem ci benn bureau de vote lu fa xewul xam na ko ci biir bureau de vote yi ci biir centre de vote yi am na ay nit ñoo xam ne coalition bu nekk am nga fa sa représentant ñu ngi naan ni dañuy dem ba wàññi par exemple listu wala li ñu woowee kayitu Yewwi Askan Wi pour que boo demee ba benn moment nit ñi bu ñu voté dootu ñu gisati ay kayitu Yewwi Askan Wi mais loolu c'est archi faux tout simplement parce que dégg nañ fi yàggul dara jël nañ fi Baba Tandian moom mooy imprimeur benn ci imprimeur officiel yu nguur gi ci lu soxal mbiru confection wu liste yi mais moom li mu leen wax mooy am na nombre boo xamee ni du ko wàññi du ko yokku bu ñu ko wax ni noonu la war a confectionner wala loolu la war a imprimer ci ay liste
muy Yewwi Askan Wi muy Bokk Gis-Gis muy Aar Sénégal muy naataange Kaar naataange muy Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñoom ñooy yem ci wàllu woowu le débat n'est plus votez pour moi parce que je vais apporter un changement à l'Assemblée nationale boo mënula leeral nit ñi boobu ba léegi amatoo loo ci leeral nit ñi xam nga lan moo war a ne nañu fexe ba nit ñi génn dem jëli seen i carte électeur pour que le 31 juillet quel que soit le vainqueur ou les vaincus mais au moins ñu mën a xam ni sénégalais yi ñoom génn nañ dem voter parce que seen carte électeur boobu ñii naan bëgguñu troisième mandat 2024 mais ci 31 juillet bi lañ ci xamee dara parce que ci ngay ñëw fexe ba sénégalais yi daawul voter sax génn dem voter ji parce que dañu am seen kàddu bëgg wane ni ñun lii mooy gis nga référendum la y a certains qui disaient que 31 juillet bi du élection législative kese référendum la war a doon ci ñenn yi c'est un référendum pour oui on laisse Benno Bokk Yaakaar continuer donc mën a am possibilité troisième candidature wala non ñun opposition wala ñi nekk ci opposition on fera tout pour que sénégalais yi wan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ni mbirum troisième mandat bu leen ko xalaat donte élection législative la mais mën nañ ko jàppee genre première mi-temps lay doon rek match bi dëgg wala mooy coupe du monde bi dëgg mooy élection présidentielle 2024 te du ca bokk dañuy ànd ak Ousmane Sonko démb mi ngi woon ca Louga caravanam da doon dem Ndar ba mu yeggee ca Louga nag jot na faa yëkkatee kaddu jëm ci coow li nga xam ne moom la fi yëkkati ne benn liste bu baax mu am ci opposition bi moo di wàllu Yewwi jur na coow nag waaye teggu ci tànkam tey la ko gën a dëggal Galaye Sylla sa diwaanu Louga. yi ko jural juyoog opposition bi Ousmane Sonko wàññiwu ci dara bi mu yegsee ci Louga. ku bëgg Macky Sall jóge fi beneen bulletin boo voté bu dul bulletin Yewwi Askan Wi Wallu yaa ngi sànnil Macky Sall carte parce que day wàññi doole opposition bi il faut voter utile am na nag ñu bëggul dégg loolu waaye il faut savoir encaisser et souffrir ndax opposition boo xam ne suba ba ngoon jot doo wax ci Macky Sall waaye am Sonko andil Sonko kooku c'est l'opposition de l'opposition. kaddu yañ koy tuumal ci audience am mbaag mbaalo nag mu taxaw waat ci yàlla ne. wallaahi yàlla bi ma tiim mbaag mbaalo waxuñu lu jëm ci loolu. élection bi bu jaaree yoon ñu nangu ko bu jaarul yoon ñu contesté mais du ñu nangu élection bu ñu sàcc fii Sénégal. émigré yi nag Ousmane Sonko jàpp ne. mooy ñi gën a patriote ci Sénégal mooy ñi nekk ci diaspora bi. parce que yàlla da leen may ñuy dund foo xam ne gis nañu réew mu normal naka lay doxee. xam ne alalu réew mi ñu ngi koy téye ci biir réew mi. waaye suñ ko téye ci réew mi dinañ fexe ba mu dugg fi mu war a dugg. ku fa lekk dërëmu contribuable boo moytul sa kaso leer na. farandoo Macky Sall yi ci dëkk bi tamit jot nañu seen wàll. lii nag su ma koy wax xam ngeen ni bokk na ci dóorkat yi nga xam ne dóor nañu ay milliards. Caravane Yewwi bi nag bëggul woon a jaar ci biir Louga waaye militant yee taxaw temm barre route nationale bi laataa ñu leen koy nangul. raja ci ñu koy waxtaanee gis nga kàddu Ousmane Sonko yooyu di analyste politique bi di Alioune Ndiaye la mu ca gis moo di Ousmane Sonko dafa dëgmal xeex jëmale 2024 ndax opposition bi ci biir opposition bi am na ñamu njorti ne kon ëllëg mën nañu nekk ak moom ay adversaire ñu fas yéene defante ci arène bi kon nag dafay teel a faagaagal seen tànk laan ci fay yegg ñu teewlooy kàddu moom Alioune Ndiaye. moom ak ñi mu àndal ñëpp képp ku ñu gis nga commencé jóg ñu jàpp ne yow sa jóg bi bu ñu deful ndànk mën na mel ni ñoom seen jóg dañ lay commencé di la diaboliser Bougane Gueye Dany ci élection législative bi bokkul taxaw na nee na nañ voter opposition bi c'est dans leur intérêt mais ñemewuñ taxaw ñoom fii mu nekk wax ko ouvertement parce que bon ñoom ils ont passé tout leur temps gëmloo nit ñi ne Bougane Gueye Dany Macky Sall la àndal kuy analyser politique da ngay xam ne Aar Sénégal am nañ avenir moom il a intérêt à ce que ñu bañ a fël moo tax mu leen di diaboliser waxu ko simplement parce que dafa bëgg un gain électoral immédiat gagné élection yii di ñëw dimanche dëgg la ci la bokk mais daf ko wax aussi parce que daf leen bëgg a éliminer dafa jàpp ne moom dafa war a gëmloo nit ñi ñëpp ne bu weesoo moom kundum amul kenn Sénégal bu war a wax nit ñi gëm la moom moo fi baax moo ci tane mbëri na ñoo xam ne fii Sénégal jamono ji loolu lañ las ba njàngan ngay def ci kàddu yooyu nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko ci opposition bi. pratiquement sama xalaat safaanu wala xalaatu Alioune Ndiaye benn la rek te li mu wax moom mooy dëgg Ousmane Sonko mënut a wax Sénégal ni moom benn liste bi mu bokk boobu donc moo baax ñeneen ñi ay sénégalais lañ am liberté am crédibilité am sañ-sañ ci wàllu pété gisuma nit ki ci ban raison lay sukkandiku ni ànduma ak Macky Sall fekk mu ngi ànd ak Macky Sall ci suuf kan nga ragal Birahim Touré bu ne ànduma ak Bougane mais mu ngi ànd ak Bougane ci suuf kan la ragal lan la jublu ci loolu amul sens jàpp naa ne méthode de communication la boo xam ne xëy na
yow mi nekk leader nekk ci opposition bi boo xawee nooy tuuti reculer boo xawee nooy tuuti doo continuer sa yoon da ngay xaw mel ni ku ragal c'est une communication d'intimidation la. boo xamante ni bii ku dul man baaxoo mooy li ma wax sànq ci Alioune Ndoye bi may wax ci wàllu Bougane ku dul man baaxoo du waxu nit ku bokkul fi ma bokk fi nga bokk baaxul du waxu nit du respect ci devant les Sénégalais yi ngay waxal. te man jàpp naa ni ku nekk bu amee sañ-sañu def choix comme ni ma amee sañ-sañu def choix wàllu bi tey ak Yewwi Askan bi ñu koy initier di ko nas Ousmane Sonko bokk ci woon ci jotaay yu jëkk ya Ousmane Sonko bokk ci woon après la ci soog a bokk te nañ delluwaat ci historique wool Doudou Wade wool ñi nga xam ñooy mag yi nekk ci biir PDS ak parti yi ñu entamé woon bu njëkk ak taxawu Ndakaaru pour xool ci ban coalition la ñu mën a taxawal pour demee ko ci élection législative ak locale yi après bi ñu demee dem li ci xew ci li ci xew ci ba tey mu ëgsi fii nii non bu ñu wax ni Yewwi rek moo am crédibilité quand même il faut ñu respectante ci biir discours yi Pape Djibril Fall ñu respectel ko ab idem waa ñu respecté leen mais ñoom Alassane Sall Thierno non pas Thierno Alassane Sall Alassane Sène ñoom Alassane Sène du ci coalition gëm sa bopp la ñu bokkoon est-ce que Bougane joxañ na leen ni leen valable leen wala da ngeen a légal ou autre chose pourtant coalition bu am doole ñu ngi battre seen campagne normale kenn déggu leen fenn ñu ngi dajale seen ay nit d'accord ma ak Ousmane Sonko ci discours boobu kenn ku nekk am nga sañ-sañu jëm fu la neex mais ku xoolul fi may xoolee Macky Sall ngay dooleel Macky Sall bu ñu ko bàyyi woon ak réew mi tey situation sénégalais yi kese doy na ko comme opposant situation siyaasi ak sotraak doy na ko comme opposant mais doo taxaw en tant que opposition nga ni ko xooliwul ni ma xoolee fi nga xool baaxul ànduma ci loolu kenn du ko nangul Ousmane Sonko kenn du ko nangul kaneen fi ngay xool day baax nga bàyyi kaneen xool fi muy xool itam baax ñu àndandoo liggéey dem ci ay campagne bu ñu fi mën a jëlee Macky Sall ñu jëlee fi Macky Sall loolu mooy dëgg. alors Pape Djibril Fall dafa mel ni côté boobu la waxee nee na benn cible la ñu am benn adversaire la ñu am mu di Benno Bokk Yaakaar ñoom opposition bi. mais mooy li valable ci Ousmane Sonko valable ci Pape Djibril Fall valable ci Doudou Wade plutôt Pape Diop valable ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk waa Wallu mais moom moo valable ci Bougane Gueye Dany valable ci ñeneen ak ñeneen benn adversaire la ñu am toute l'opposition réunie koo xamee ni bokkul opposition. li ñu naan contributeur nga parti de contribution nga collabo nu ñu ko mën a waxee ci ay jamono bu ñuy dellu si ci histoire mais ñooñu wane nañu seen bopp ne ni ñun donte bokkuñu ci biir Benno Bokk Yaakaar mais ñun suñuy acte suñuy wax ak suñuy doxalin yépp mu ngi jëm ci Macky Sall mais il faut avoir du respect vis-à-vis de ses partenaires politiques parce que même bu fekkee ne bokk leen benn coalition mais yéen a bokk yenn objectif bu ñu demee élection présidentielle 2024 nag bu leen neexee ci seen biir en tant qu'ay opposant ku ci nekk ne ni man maa gën sa morom loolu c'est tout à fait normal parce que benn nit la ñuy tànn ci élection présidentielle mais comme ay élection législative la ñoom ñëpp benn wax la ñu wax mooy cohabitation tu penses que cohabitation mën naa am bu fekkee ni y a une partie de l'opposition wala une seule coalition même si c'est une intercoalition muy xeex yeneen i coalition yi man sénégalais bii voté mais je vais me poser des questions li may indi sànq naan la nii wàllu abstention li ngay gis koo xam ne danaan ñoom ñëpp mburu faf ka farine kiif muy opposition muy pouvoir teemaa toog sama kër bañ a yóbbu sama carte naan damay voté am na ñoo xam ne noonu la ñuy réagir Mambay sur les 6 millions ou et quelques peut-être de Sénégalais yu ñu wax ne inscrire nañu on te dira que 3 millions et quelques du mat 4 millions ñoom ñooy voté combien sont des militants de quelques coalitions bu mën a doon muy Benno Bokk Yaakaar muy Yewwi Askan Wi muy Wallu muy bu mën a doon ñaata lañu dañ leen di compter y a des Sénégalais qui ne sont militants d'aucun parti politique ou d'aucune coalition politique mais ñooñu c'est la grande masse mi nga xam ne ñoom ñooy voté bu ñu demee voté nag ñoom ñooy xool par rapport ak discours bi nga leen di tenir mais par rapport ak yow sa bopp ni nga mel bu fekkee da ngay wane reewande ci campagne mais y a des gens yoo xam ne moomoo leen duñ la voté boo wanee yaru ci biir campagne wax li nga war a wax jaar fa nga war a jaar mais nit ñi dinañu am sax benn affection boo xam ne dañ koy am ci yow du fekkee ni même bokku leen parti politique wala sukkandiku ñu seen parti politique mais jël ay kàddu jëkkati ko jëmale ko ci say moroom homme politique ëllëg di nga leen soxla parce que politique il faut jamais dire jamais ëllëg di nga leen soxla fan nga leen di soxla on a vu Macky Sall
ci entre deux tours yi mais il est allé voir un Idrissa Seck il est allé voir pratiquement tous les gens yoo xam ne ay noonam la ñu woon sur le plan politique pour négocier ak ñoom pour lan pour mën a jàkkaarloog Ablaye Wade ci deuxième tour donc il faut faire attention ndax ëllëg législative 2022 loolu am solo la El Hadj alors 14e législative bi sa assemblée nationale bokk na ca la ñuy proposé moom kii mii di Pape Diop nekkoon président bu assemblée nationale moo di mu am télé ak rajo parlementaire su ko defee nag askan wi dinañu xam dëgg la mooy liggéeyu député yi ñu teew lay kàddoom. prochaine assemblée bi war nañu ko d'une télévision parlementaire et d'une radio également accompagnée d'une radio qui pourrait selon le règlement intérieur boo xam ni média yoo xam ni danañ mën a dem ba fi nga xam ni média yeneen yi mënuñu fa egg mooy les travaux en commission loolu buñ ko defee mën na am dina réconcilier peuple sénégalais bi avec son assemblée lu nécessaire la parce que li ñuy def en commission moo ëpp solo ci liggéey bi am assemblée te loolu nit ñi war nañ ko xam bis bu ko nit ñi approprié di seetaan télévision parlementaire ak di déglu rajo parlementaire yaakaar naa ni dinañ gën a fii waaye rajo bi du doon rek uniquement pour assemblée rajo bi pour Sénégal lay doon. rajo télé sa assemblée nationale Birahim au moins sa suñu député boobaa nañ xam ne ñu ngi leen di seetaan seen i kër dinañ bàyyi xeex bi. te non seulement je pense que c'est une idée assez très intéressante dans la mesure bu fekkee da nga am rajo boo xam ne par exemple dañ koy décliner ci langue yëpp man mi citoyen bi nekk fële ca ginnaaw Fatick Ndiosmone wala fu mu mën a doon. ma bëgg xam assemblée nationale lan mooy seen liggéey parce que nag une radio une télévision. Chapeau à ceux qui sont dans la communication ci assemblée nationale madame Koumé am na sax benn mensuel la suma juumul magazine boo xam ne génne nañu ko ñu woowee ko l'hémicycle boo xam ne dafay dellu si ci yenn yu bari yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci biir assemblée nationale mais malheureusement seen cible du bari parce que peut-être ñi dégg tubaab ñi nga xam ne ñoom ñooy jot ci magazine boobu ñoom ñoo koy mën a xool néew nañu mais si tu as une radio nationale une télévision également qui reviennent sur l'Assemblée nationale les travaux des députés parce que tey députés yu bari dañuy dem assemblée wala du ñu nekk sax assemblée kenn xam leen kenn yëgu leen tey sur 165 députés yi nekkoon ci législature bi Mambay mënoo ma citer 50 mënoo ko citer man ak sama morom mënuñu leen citer xamul tax gisuñu leen dégguñu leen xamuñu ci lan la ñu nekk à part ñi naan ay président commission ay vice-président ay ñenn ci ñuy woowee ay hableur mooy ñi laminu ci biir assemblée nationale ñeneen ñu ci bari am na ñoo xam ne xamoo leen sax buñ la romboon nii tant que amul Macron wu député seen oto doo xam ndax kii député la woon mais loolu ce n'est pas normal alors que yaa ngi daan da ngay dagaan baatu askan wi ci assemblée nationale pour lan pour teewal fa askan wi alors que les gens yi ngay teewal ci assemblée nationale ils te connaissent même pas ça veut dire donc am na ku liggéeyul. voilà liggéey rajo télé sa assemblée nationale El Hadj loolee man idée bi baax na. non man partage wu ma xëy na ak idée bi baax na. RTS la mooy liggéeyam. ak li ñuy waajaat def ci RTS nekk nii lu bees loolee Macky Sall doon teg xeer bu njëkk bi mu nekk loo xam ne antam na lépp. RTS ORTS. fi APS nekkoon ministère de la communication nekkoon fa mu jàkkaarloo ak Sorano immeuble boobu ku ko moom lu ñu koy doyee est-ce que ñun ñoo ko moom ba léegi jigéen na lool assemblée nationale mais mun nañu fa def loo xam ne xëy na dara du ump kenn ku mu doon ci li xew assemblée nationale ñu koy def en direct parce que boo seetee bu ñuy def séance plénière à l'assemblée nationale boo xam ne ñëpp dañ ko war a gis déglu ko seetaan ko RTS moment boobu deful lu am solo lu mën a tee mu teg ko xam nga lu ñuy def RTS li mu ñu teg ci ay coono dañuy yokkaat beneen coonowaat parce que télé ak rajo assemblée bi ñuy taxawal télé pouvoir lay nekk ak rajo pouvoir bëgg ak bañ bu pouvoir bi lay nekk te loolu kenn du ko dindi Birahim xam na li may wax ci wàllu expérience c'est que nag ci biir homme politique yi ku ne ak passion am Pape Diop ak Macky Sall seen passion communication la Pape Diop moo taxawal RMD objectif bi mu amoon xëy na tey dañu ko raté amoon na ci nag vision bu baax pour Ndakaaru mais ña fay liggéey donc ci bootu ci mairie bu Ndakaaru avantage la mais tey man maa ngi interpellé Barthélémy Diaz
mu jëlaat rajo boobu exploité waat ko ci beneen façon. bu bokkul ak ni muy doxee. parce que ci moomeelu ville bu Dakar la bokk. donc na ko exploité naneen beneen bi ci des mooy Macky Sall ndeysaan taxawal na fi rajo taxawal na fi journal bu dul benn du ñaar loolu seen passion la ñoom mais xam naa ni comme dégg na ko nii xëy na sax après mën nañu ko monter parce que maa ngi ko jëkk a dégg ci Pape Djibril Fall. communication la mooy passion moo ngi ñu na yem. journaliste mais boo ko xoolee loolu forme la mais fond bi amul njëriñ parce que RTS lépp lu télé ak rajo bu ñu taxawal assemblée war a mën a def tey RTS mun na koo def am na ay moyens am na nombre bi am na possibilité bi te fa muy yegg xëy na rajo wala télé bu parlement bi du fa mën a yegg. RTS mu ngi fépp mais lu tee mu ñuy jox de façon légale bu maandu liy xew foofee ci assemblée nationale utal ko programme. mais bu fekkente ni bi yow da ngaa jiite RTS fa nga dëkk nga bëgg faa def rajo. yow toujours da nga féete ak pouvoir. bu taxawee nga ne taxaw mais Xaasim Taala laay waxal. moom Géejawaay FM di xeexal boppam foofu mooy jiite RTS di xeexal Macky Sall au niveau national mais bëggaatuñu ba ne ñetteel. maa ngi jot benn message. Maam Diarra Fam. ñoom député yi diaspora yi ñoom ñoo njëkk xalaat bëgg ñu taxawal. une radio et une télévision à l'Assemblée nationale te pourtant ay opposants ngi ci ay ñu nekk ci pouvoir ngi ci mais ñoom li ñu ko jàng nga tey mooy ñoom seen bopp ñoom député yi xam nga on parle de débat parlementaire sax yoo xamee ni mën na am ci biir rajo yi ak télévision yi ou un opposant li RTS waroon def tey actuellement nii nga xamee dafay indi benn débat entre un opposant et quelqu'un de la majorité ci élection présidentielle wala élection législative wala élection municipale xam nga loolu bokk na ci seen cahier de charge mais defuñu ko mosoo dégg ñu ne la débat entre ñaari candidats par exemple Ousmane Sonko Macky Sall en 2019 tu n'as entendu aucun débat de ce genre mais tey nga am benn rajo wala benn télévision Assemblée nationale ñoom fu ñu ko jàngatee ñoom par exemple député de la diaspora non seulement ça permet aux gens qui sont au Sénégal ñu mën a xam lan la commission yi di liggéey lan la ñuy liggéey mais tamit ñu nekk diaspora pas forcément mu doon un instrument politique du genre au service du pouvoir mais que ñëpp mën see yemandoo parce que malheureusement RTS bi ngay wax ñenn ñi dañoo jàpp ni c'est plus un instrument de propagande boo xamee ni pouvoir bu fi mën a nekk tamit coow lay bari ñi nekk opposition bu yéegee ci assemblée bi itam noonu lay nekk bu pouvoir lay nekk tey débat yi ñuy wax ni tey Birahim Sen TV TFM 7TV yeneen chaînes yi fi nekk mën nañu def synchronisation comme bi Macky Sall wootee woon palais daaw jéeg ci 31 décembre yaa ngi koy fàttali ñëpp dañ ko synchroniser woon di ko suivre mais mun nañ ko def noonu ci débat bi mais bu fekkee tey même bu assemblée amoon télé débat du am Aminata Touré condition yi mu tegal Ousmane Sonko bu ko Ousmane Sonko nangoo mooy dee na kaso da ngay nangu ni yaa nekk ci ginnaaw ñuy saaga kilifa diine yi loolu mooy condition bu normal ci ko respecté Aminata Touré loolu wax la ci ku bëgg a débat da ngay nangu ni àndu ci xeexu rébellion bi nekk Casamance loolu condition la ci ki nga bëgg a débattrel caaxaan baaxul ñi jiite nguur gi tey bu ñu leen woowoon ci débat yi sax duñu débat parce que fukki atu assemblée nationale yii 2012 ba 2020 mënuñu ñu yow jox bilan assemblée nationale wax leen ma réalisation wu seen majorité à l'assemblée nationale xanaa faux passeport diplomatique trafic passeport diplomatique immunité parlementaire xeexoo député yi kese moo tax nag Sénégal il faut ñu xool profilu député yi dem à l'assemblée nationale. jaajëf le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour Diop jaajëfal nañu la rendez-vous bi kon ëllëg incha allah waaye ci kanam tuuti itam tës. incha allah 9.7 Zik FM El Hadji ñëwaat na alors le diplomate maison Birahim Ndiaye Touré tey moom toogaay bi yàgg na maa def ci yàgg na de ñu bàyyi la nga dem rédaction laata ñuy jeexal alors reportage commercial la waa sàmm sunu réew coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom nag meeting bu mag la ñu woote woon foofee sa Médina ñoom waa coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu foo woo nañu askan wa ngir ñu voter massivement pour coalition Benno